corona gi day waaw tax na nag ba ñu fàtte ay feebar yu bëree bëri laa la wax enquête yéene kaay ne gis nga covid 19 ji le waaw tax na ba ñu doon defi kon wàllum dépistage ci cancer bi le dematuñu wàllum diagnostic xool sa bopp xaalis ba nga xam ni kon moom lañ leen war a traité France daal di xideen gars yi dama ne la fàtte nañu laa lay wax ni lé cancer ba docteur Abdoul Aziz Kassé cancérologue ko waaw nee na ñu bëree bëri ñoo xam ni kon dañoo feebar ci cancer gi lé doon ñëw ci hôpital yi guddi moo leen gën a waaye tey ji lé mënuñu ko déedéet yéene kaa gi ne xoolal ma ci diwaanu Afrique gi lé waaw téeméer boo jël ci xale yi nga xam ne dañoo am feebar ba day fanweer yi ñooy rëcc allahu akbar waaw laaste gis nga jàngoroy cancer gi li muy ray corona gi rayu ko dëgg la parce que xoolal lu tolloo fukki junni ak benn laa la wax 11000 cas ci 2020 moo am waaw juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti yëpp a dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la 7893 mort allahu akbar la ilaha illallah mbas ma daal di dikk nag mbas moome Pierre Atepa Goudiaby ci critique yéene kaay waaw ma ngay sensibiliser de parce que architecte bi day Pierre Atepa waaw nee na seen wàllu wér-gu-yaram day mi ngi seeni loxo looloy dëgg 24 heures yéene kaay ne xoolal ma démb day fukki doomu aadama ak benn ñoo naaki inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sur sa année piqûre yi nga xam ne moo war a jóge ca Angleterre gale vaccin yo ñu koy proposé Sénégal COVAX jaar fa waaw AstraZeneca bi lay doon wala dara bu ko doonul gars yi duñ piqûre di termine yéene kaay ne ngir wàññi nag élèves yi jàngalekat yi seen dem ngeeg dikk gi waaw jàppale ne ministre bi day jubbanti na waxtu jàng ya nag ci njàng mu suufa mi élémentaire dama ne jàngi ngoon amatul suspendre nañ cours yo box sobli ne suspendre cours yo yee talaata ak alxamis waaw élèves yi kay léegi 8h 14h direct news de am na ci ngeen ñoo xam ne ay acteurs lañ éducation waaw la ñuy sàkku day mooy feet yi nañ leen ko puusaat la wax ministre enseignement supérieur njàng mu kawe mi Cheikh Oumar Anne ci tribune yéene kaay waaw daal dinay meral lool ñenn ñoo xam ne dañoo nekk ca société civile ba ak li ñuy wax ci wàllum vaccin ak yooyee dëgg la évidence yéene kaay ne moo taxit Cheikh Oumar Anne day wax na leen ñetti dëggam de ministre enseignement supérieur googu ci Vox Populi la wax nee na ces soi-disant membres de la société civile waaw nañu gindi nit ñi ci financement yi nga xam ni kon dañu koy jot ba loolu laa leen di wax Cheikh Oumar Anne yemu ca ndaxte nee na ay étudiants yoo xam ne nag dañuy lekk te duñ fay maanaam ngeen jot tubaab waaw loolee mënul continuer tribune yéene kaay ne Coumba Gawlo Seck day baat ba am na jafe-jafe de sa voix maa la ko wax looloo tax nag ba toog a gum na ne bàyyi way wi ba ci kanam laaste Coumba ak feebaram bi day tax na ba carrière musicale am bi lée daal dina koy aj nag ba jëmi jamono yàlla na te nag jàmm léegi si ko yéene kaay ne Khalifa Sall day bii mooy bu njëkk muy wax ci génn adduna wu kii di Idrissa Diallo laa la wax parce que Khalifa Sall day borom Dakaaru Njaay jël Jóob nee na lu métte mét faatu Idrissa Diallo bi lée foo ko natt ci miti weesu na ko terrible bette na Idrissa Diallo xarit la woon frère la woon deboo leen ñu dajale woon ñun ñëpp Idrissa Diallo moo ca mënoon le maire d'entre nous tous ndeysaan direct news de projet BRT bi ngeen gis waaw lu tolloo fukki junni ci ay xëy dëbal gi emploi informel gi waaw boo sàgganee danañu ko ñàkk di mardi tali 24 heures yéene kaay ne gis nga BRT gi wutum xëy mi ci boppam laa lay wax nii la nax piège la contre l'emploi mardi tali waaw parce que nag boo sàgganee lu tolloo fukki junni ci ñoo xam ne kon nañoo nekk ci dëbal gi lé emploi informel gi day ci Ndakaaru njaay jël jóg danañu ñàkk seenu liggéey laa la wax la ilaha illallah ay waay laalal bant gaaw sursaane waaye yow kilifa yi ak defaraatu marché Sandaga gi waaw bu teyee ñu wax leen lii bu subaa ñu wax leen lee version yi bari na parce que nag yow nguur gi ba mu demee ci assemblée nationale ga lan la fa waxoon ne danañu génnee juróomi milliards ngir tabaxaatu marché Sandaga bi lée ak Ziguinchor ak marché syndicat ca Pikine ak marché ba ca Njaaréem Diourbel waaw yéeni kaay daaw da càmbi ne waaye démb day ministre commerce xamal na waa source a ne leen marché Sandaga gi Alioune Ndoye lañ koy mujj dénk commune Dakar Plateau way Samba waa la ko wax sur quotidien lancement audit fichier électoral ba day ña nga ca dernière ligne droit ba laa la wax lancé armée ba day te Casamance ak fipp ya géerug suuf bu miti la ñu nekk laa la wax le quotidien yéene kaay ne déedéet armée ba kay fi mu nekk nii nag ñooy doxal seen ginnaaw ba nang en roue libre parce que base yu bëree bëri nangu nañ ko ca ña nga xam ne ñoo yor ngànnaay ya les ko yéene kaay ne classement wu réew yi nga xam ne kon ñoo gën a am démocratie ci 2020 Sénégal day ci diggante démocratie bu baaxul ak mbirum jaay doole dictature fa la nekk de suñu réew koy daa ñàkk ay points yu bëree bëri laa la wax termine yéene kaay ne gis nga patrimoine di alalam ji moom Idrissa Seck nga xam ne kon nañu koo wili pande génnee ko ci mbedd mi day est-ce que xam nga ne Idrissa Seck loolee mën na koo gënal maar day taali waaw parce que nag ñu bëree bëri dañ doon wax naan Idrissa Seck boo leen gisee mu dem nag maanaam ca mburoog soow gale Idi daa dem ba ndóol Idi daa dem ba ñàkk Idi daa dem ba amatul Idi ay borom bari na ñeng patiti patata waaw looloo tax mu fekki mag waaye yow patrimoine am bi nga xam ne kon nañu koo génnee nii la est-ce que Idrissa génneewu ko waaw parce que nag yow xoolal tey Idrissa Seck bu ko neexee mu taxaw ne waaw est-ce que kon wuti ndimbal dana la
la yóbbu ca président Macky Sall wala liggéey réew mi la fa yóbbu ku yor lii de soxla woon dimbalu mat lii nopp dalloo tina dee leese ko yéene kaay waaw nee na Ousmane Sonko moom la ñuy tuub ci wàllum njàng mi waxtu yi nga xam ne sa la ñuy dem ca l'école ndongo yi àjjuma kon jàppale ne benn waxtu ngeen di wàcc waaye nag dale ko altine ba alxemes juróom-ñetti waxtu ngeen di dugg ci classe yi ba noppi it tisbaar ngeen di doog a wàcc bu ñu sukkandikoo ci inspectrice d'académie bu Dakar ba ñu jokkoo ak moom ci téléphone Khadijatou Diallo lay wuyoo ñu teewlu ko. ci xeex mbas mi la ñu ne nañu ko def journée continue heure yooyu ñu doon jàng ci ngoon duñ ko perte dañ ko wàccee au lieu que xale bi di wàcc 1 heure mu wàcc 2 heures lundi ba jeudi donc bu wàccee 14 heures léegi vendredi mu wàcc 13 heures li mu waroon jàng ci ngoon ci talaata bi ak ci àllarba bi duñ ko perte quantum horaire bi dinañ ko respecté te dina tax xale bi bu ñëwee 8 heures ñu jël ko en charge ci école bi ba 2 heures mu wàcc dem ñu ñibbi seen kër toog ñu yaakaar ne loolu dinañu mën a jàppale tuuti ci xeex mbas mi. di rek xam ne ni kon bu ñu sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk wàllum njàng mi ñoom jot nañu sekk waxtaan ak inspecteur de l'éducation ak formation bi ngir nag xool protocole sanitaire bi nees koy respecté ci l'école yi mu mel ni kon dañuy desandi ba tey ci boobu la ponk ak nag kàddu yi nga xam ne syndicat autonome bi ñu dénk wàllum développement de l'éducation formation ñoom jot nañu ko sa yëkkati secrétaire général ba nee nañu nag naam jël nañu ay matukaay waaye des na Mbaye Sarr ñu teewlu ay kàddoom. pour décision bu gën parce que aujourd'hui le véritable problème bi nga xamante ne moom la école élémentaire am toogaay bi élèves yi war a toog ci classe yi toogaay bi moo jékkul moo rafetul te dara war a lu ko dul amuñ table banc yu doy amuñ jàngalekat yu doy kon mënuñu fa musaka wàlle ba mesure barrière ñu respecté ko loolu mooy le véritable problème léegi kay li ministre de l'éducation nationale war a def comme mënuñu respecter les mesures barrières en classe mënuñu fexe ba élèves duñ toog par 3 wala par 4 li ñu war a def kay mooy décaler la reprise des cours war nañu reprendre le 8 février prochain mais le 8 février boobu nañ ci yokkaat une semaine le temps de permettre jàngalekat yi ak élèves yi ak seen parents yi ñu nekk ci affaire. ñu deseen ba tey sa kuréel gi wala mbootaay bi ëmb waajur yu ndongo yi ñoom nee nañu nag boobu lépp décision lu ñu rafetlu la ñu teewlu sa kàddu yu tukkee ci Thierno Ndaw. lii même dooloon sax ak mbas mi directeur école élémentaire publique yi ñu ci bëree bëri dans le département de Dakar yàgg nañ ko ñaan mais inspecteurs yi leen ŋànk ñu ci bëri nangu lu ñu loon leen woon ko mesure bi lu dul gën a noppal ndongo yi gën leen may ñu am temps de récupération gën leen may ñu am moyen de fréquentation di dem di dikkaat jàngalekat yi également dana tax mën a gën a préparer seeni leçons temps wu mën a gën a jàngale ñu ñaan également ñu yaatal ko. mu ngoog El Hadj Mouhamadou Mansour Diop njàng mi ak mbas mi fi mu toll tax na élèves yi léegi 8h 13h la ñuy wàcc àjjuma waaye 8h 14h si yeneen bés yi ndax loolu rek war na mën a doy xel dal si jëm ci ndongo yi ñu mën a mucc ci li nga xam ne mooy jàngoro ji. en tout cas jéego bu am solo la. parce que xam nga xale buy xëy école ak buy wàcc yëpp day nekk événement ak rassemblement ci ñoom. bu ñuy gont sewaatee la même chose bu ñu wàccaatee ci ngoon gi donc bu ñu ko wàññee te ñu mën a jàng li ñu doon jàng dafay am solo. mais bi ci des nag mooy du loolu dong mooy solo si. mais mesure barrière ak itam protocole bi nga xam ne moom la ñu war a def loolu itam bu ñu ko sàmmwantewul daanaka du am sens muy ñu exiger élèves yi takk ay masques am ay table banc yu doy yoo xam ni ndongo yi dana leen permettre ñu mayante distance ci biir classe yi te loolu nag mooy solo si presse bi war nañu dugg bu ñu leen ko jàppandalee bien sûr ci classe yi xool ba xam réalité boobu moo am wala déet mais xale bi boo ko xasloo ci buntu école bi mu takk masque itam alors que ñu taqaloo ci biir classe yi te ku ne xam nga situation Sénégal classe yi doyul donc est-ce que ñu ngi respecté distance boobu wala déet yëpp ay question la yoo xam ni def nañu lii wàññi ko certes mais bu fekkee ci biir école bi itam li ñu def ci ay xët ay këyit sàmmante wuñu ak moom mun na bañ a am sens de toute façon comme way juru ndongo yi ñoom rafetlu nañu ko nee nañ doon nañu ko demander espérons xëy na am lu mu ci wàññi mais nañ fexe itam ñoom nguur gi accompagner leen école privée yi itam comme dañuy jël dogal ci ñoom ñu matal loolee ba nga xam ni xale yi duñu xat-xatloo ci biir classe yi sinon daanaka du am benn njëriñ. voilà waajur yi ndongo yi ñu ngi koy rafetlu waaye kuréelu syndicat yi ñoom dañu gis ne leneen la ñu doon xaar lu dul lii. waaw ndax ñoom kuréelu syndicat yi moom li ñu wax mooy ni au delà wàññi heure yeeg yu ni mel dañu dem ci ubbi yeneen classe wala mën a fexe ba matuwaay yi ñu soxla ci biir classe ñu mën ko am mooy ci wàllu table banc ak yu ni mel mais comme dafa nekk xeetu journée continue bu dellu si li ci ëpp solo mooy fexe ba les parents d'élèves waajuru ndongo yi kon ni ñu leen waxee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi nañu profité ci temps bi leen di dese ci journée bi 14 heures jëm kaw
ngir gën a sensibiliser muy élèves yi ñoom seen bopp ba nga xamee ni bu ñu waree reprendre parce que je pense que lundi prochain la ñuy reprendre suñu reprendre lu ci bari ñu mën ko indiale ci wàllu xam-xam ci lu jëm ci wàllu geste barrière et je pense que loolu moo ci ëpp importance. jaajëf Birahim Touré leneen lu soxal bi la jotaay xibaar ni ma leen ko waxee ci ndorteelu jëm ci ONG Otra Africa ñoom na ñu ngay xam ne kon bëri na ci ay doomu réewum Sénégal yu nekk ci Espagne seen i këyit matewul mu mel ni kon ñooñee dañ leen di andiwaat si lu nekkul seen teey bakken loolu sabab njiital ONG ba di sàkku ngir nag nguurug Sénégal day jël lépp lu ay matukaay ngir ñooñee bi ñu dikkee ñu mën leen taxawu ndax ñu ngi leen fi xaarandi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bii ñu ne ñu teewlu ay kàddu yu tukkee ci Souleymane Aliou Diallo. dañu jot benn xibaar bi wér te wóor yu ñuy xamal ni que dafa am benn route plan bu ñuy waajal le 24 février bu war a mën a jël sunu mbokk yi nga xam ne dañu nekk Espagne ci situation irrégulière pour delloo si leen ci Sénégal léeg-léeg dañu am xabaar boobu ci teel et que dañ ko war a mën a jébbal askan bi yëgal ko état bi pour ñu mën a jël seen ay disposition ba nga xam ne loolu du leen bett dañu war a mën a jàppale état si lu ñu xam ñu wax ko état mën a jël ay prédisposition am ñu nag état dañu war a mën a liggéeyandoo àndandoo si saytu boobu. jamono ji nga xam ne réew mi metti na lool ñooñe dañu daani woon seen doole ñu war leen a foqati andiwaat leen ndax amuñu ay këyit El Hadj noo ko gisee. bon moom laa waxoon démb gis nga ay doomu Sénégal bu ñu nekkee fenn tagatembe fa. ba ñu jàpp date boo xam ne dañ leen di rapatrier jëlee leen foofu indi leen fii nii te dégguñu état bi wax ci benn baat kon faaw ñu fàttali kon ki doon wax léegi waa Otra Africa xamal leen ni kon du état boobee moo leen di gàttandu ngir am fu mu leen orienté parce que am na yoo xam ne yëfu état ak état la donc mënoon nañ ci avancer ci wàllu négociation ba nga xam ne xës nañu ba dem ba noppi. ñu jéem a négocier ñëpp bañ a ñibbi soit mais bu xale yi defee ay njàmbaarte def effort ba dem ak risques yi ñu jël yëpp ci wàllu immigration clandestine ñu bëgg leen rapatrier te dégguñu état bi yëkkati ci benn baat kon xel dalul ci ni bu ñëwee fii dinañ leen utal solution te loolu ak seetaan lay doon goo xam ne état bu mu doonoon di nga def benn jéego au moins buy wane ni bàyyi nga xel sa doom yooyu nekk à l'étranger. muy lu am solo ñu àddu jëmale ci mbiri Boubacar Seye xam ngeen ne kon dañu ko bàyyi si nëgës ndiku ndax dañoo gis ne dafa jagati ñu yot ay xibaar na njiital Horizon Sans Frontières jamono ji sax dafa nekk ca kër docteur ndax wér-gu-yaram dafa sutante te faw nag wala sa xel tàmbali naa tey ci lu mel ay xibaar la yu nga xam ne nii Fatoumata Diop dañu siy dikkaatal. Horizon Sans Frontières dafa feebar lopp na sonn na lool bu ñu sukkandikoo jamono ji ci sunu source deenañ nag ginnaaw démb bi muy génn ca pavillon spécial bu hôpital Le Dantec mënul woon sax dox daa doon daanu ba rek ñu daal di koy téye ndax mënul woon sax teewal boppam ci ñaari ay tànkam naka noonee nag état de santé am jéggi na dayoo jamono ji ñuy addu bu ñu sukkandikoo ba tey ci sunu xibaar yi daal di nañu ko internet jamono ji ñuy addu ci ab clinique ci noonee nag ki ko jël en charge du kenn ku dul benn ci ay xaritam bi nga xamante ne dafa tiit lool ci situation bu wér-gu-yaramam bi nga xamante ne fu mu toll nii dafa sutante lool ñu yóbbu ko ca Europe nag fu mu toll nii écarté wu ñu ko benn yoon ba moo waral nag ay bonne volonté la ñuy sàkku ngir rek ñu daal di indi seen ndimbal bu fekkee dañu koy yóbbu ca France wala ca Espagne ci noonee nag bu fekkee fii ak week-end gii ñu dëgmal situation wér-gu-yaramam tanewul bu ñu sukkandikoo ba tey jii ci sunu source bi Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières nekkit membre ci société civile bi dafay présenter ay pathologies yu bari bokk na ci ginnaaw diabète bi nga xamante ne am na it feebaru xol. xibaar bi nag lu yitteel sunu mbokki mool yi la nga xam ne ñoom ñooy tëmba biir géej ndax xam ngeen ne kon dale ko àjjuma tey jii jàpp njeextalu ay bés bi géej gi dafay sàmbara kon nag waa ANACIM ñoom ñooy ni xamle ñu ngay sàkku ci nappkat yi ñu jël seen i matukaay ñu teewlu sa Pape Ngor Ndiaye sa ñoom la bokk. diggante àjjuma mu yëm nag ba dibeer juróom-ñaari fan ci weeru février ñi ngi xaar ay yëngu-yëngu ci géej gi waaye tamit ay phénomène yoo xam ne dana tar yoo xam ne dinañ ko nemmeeku ci jéeri ji bu ñu xoolee léem ci wàllu géej gi ñi ngi xaar ngelaw lu takku ak gànnax gu kawe yoo xam ne dinañ ko nemmeeku ci côte Sénégal bi yëpp ñu ñaan nag ci loolu xibaar ñu pêcheurs yi nappkat yi ak képp kuy jëm géej mu bàyyi xel xibaar gu ni mel ngeen mën a aar boppam ak ay jumtukaayam bu desee nag ci wàllu jéeri ji ñi ngi xaarandi seddaay gu tar goo xam ne dinañ ko nemmeeku ci réew mi yëpp. mu nga ko sunu mbokki nappkat yi dañuy dem géej gi sàmbaraana waaye nag yenn saa yi xam nga sunu mbokk nappkat yi moom ñoom ñooy xalaatal seen bopp xool ban heure la ñuy dugg ndax dina si baax yenn saa yi aussi ñu bàyyi xel xabaar yi nga xam ne waa ANACIM dañu koy génne. boo xoolee Mambay de plus en plus ñi nga xam ne ñoom ñooy mool yi am nañu jumtuwaay yi ñu soxla ñu jëm ci
GPS lu jëm ci yeneen ak yeneen boo xoolee ba ci léegi de plus en plus ñu ngi respecté li nga xam ne moom mooy port du gilet de sauvetage ak yu ni mel ba pare li ngay jàpp ni mool yi du ñu xool ci nouvelle technologie de l'information yi pour mën a xam lu jëm ci wàllu jaww ji bareetul li ci ëpp ci ñoom am nañu sax ay sonde ak yu ni mel pour xool fan la jën di am na ci ñu bari ñoo xamee ni daanaka gaal goo gis capitaine bi dina yore lii di GPS pour mën a xool yoon bi muy jaar ak yu ni mel mais je pense que nguur gi fu mu leen mën a jàppale mooy dafa am ay projets yoo xamee ni taxawal nañ ko par exemple soppi gaal yi ak fibre de verre nga xamee ni quel que soit peut-être houle bu am wala dangerosité bu am ci géej gi seen i gaal dina ko mën a supporter wala au moins ñu mën a def seen liggéey te duñ ci am benn tiitange mais je pense que de manière générale ñoom ñu ngi respecté lu bari ci lu jëm ci wàllu dem ak dikk ci géej gi rawatina ci li ñuy soxla muy jën bi ñu bëgg ak nature bi li muy joxe. alors bu loolu weesoo tamit El Hadj bëgg naa nga ñaax ñi nga xam ne peut-être ñoom la ñuy fekk je sur le terrain te xam ne liggéey moo ñu tax a jóg démb gis nañ ki nga xam ne mooy Alassane Balde ba mu demee sa tefes ga ñu foog ne leneen moo ko tax a jóg alors que joxe xibaar rek waa ANACIM ñoo wax ñu dem ci nappkat yi laaj leen mais xaw nañu ko fa buntu xatal. man bokk naa sax ñi nga xam ne demoon nañu def intervention ci guddi gi noonu. alors ñàkk comprendre te xëy na am na ci peut-être parce que ñoom bu ñu affiché benn arrêté boo xam ni dafay dakkal bépp activité ci wàllu mareyeurs yi ak ñiy def wàllu napp. ensuite ñu gis Alassane mu ñëw di laaj information peut-être ñi nga xam ni ñoom ñoo yor maire équipe bi quai de pêche bi mun nañu foog ni seeni opposant ñi nekk ci biir te xëy na bokkuñu xalaat. ñooñu ñoo leen fi indi. alors noonu la ko sax waa ji waxee jabel te comprendre ni loolu yóbbuwu ko fa mais leneen moo ko fa yóbbu woon mais nag li ci nekk lu graaw mooy séquestration maanaam tëj buntu quai de pêche bi ni kenn du génn loolu kenn du génn waaw loolu donc loolu moom moo graaw parce que nit ki amul sañ-sañu tëj nit quelque part loolu du civil bi moo am sañ-sañu def ko foofu la njuumte bi nekkee mais comme lépp li jëntiku na kilifa yi waxtaan avant gendarmerie di ñëw di def intervention parce que ñoom itam bi ñu leen alerté automatiquement dañuy def descente sur les lieux mais avant ñuy ñëw donc lijjanti nañ ko ba ñu dëppoo ci kàddu daal di génn te seeg gendarmerie ñoom ñu doon soog a ñëw alhamdulilah mais de toute façon nañuy jiital xel yi parce que bu ñu la waxee yaay responsable quai de pêche nga gis benn journaliste et alors yow ci sa bopp sax yow yaa wax journaliste bi mu bañee coow yow la jël nga wax nga jàll en direct wala question boobu laa ko posé yow li nga wax ñëpp dégg la ba ñu woowee la partout ni la gis nañu la nga def déclaration bu am solo alors ki la doon jël noonu jàpp na la nga def communication ñu ni après da nga ko séquestré qu'est-ce que ça te fait mu ni mu soog ni man ki mën a waxal du journaliste jinne la quoi nga xam ni waxu lu kenn xamul la quoi donc yooyu yëpp éviter ko ci jamono ji ñu toll moo gënoon parce que li ñu doon bañ ba tax ñu tëj quai de pêche muy dajaloo bi finalement moo fu mujj am ci guddi parce que soppe yi ñëw nañu ñu féeteeg moom ñëw finalement mu mujj mel ni meeting politique alors jaru ko woon ci journaliste bi doon def liggéeyam waaw Birahim ci Sénégal malheureusement dañu toll ci période boo xamee ni li ñu naan les nerfs sont à fleur de peau nit peut-être di nga doo xam ci yan anam la nekk ci yan situation la nekk nga am loo xamee ni da nga ko jëflanteeg moom mu indi réaction boo xamee ni coronavirus bi indi na nit ñi nekk les nerfs à fleur de peau ñàkkum xëy ak liggéey indi na également lool parce que ñu bari ñu ngi perte seen liggéey ñi daan am 100 francs wala di fortaatu 200 francs dem ba amatuñu ko pour nga dem ci ñoom sax léegi dafa xaw a jafe moo tax gis nga ci réew yu bari dañuy am ay soutien psychologique ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi di ko waxtaanee ci télévision ak rajo yi pour xamal leen surtout que quelle que soit la situation ne nit ñi daan ànd ak dal et je pense que ci réew mi tamit di Sénégal war nañu fexe ba loolu tamit ñu ciy mën a dem ndànk-ndànk di mën a amal soutien psychologique askan wi parce que soxla nañu ko également voilà soxla nañ ko kon rek di leen fàttali ne xam naa ne miin ngeen ko sax suñuy jotaay xibaar ngoon yi dañu am suñuy reporter yi nga xam ne en direct lañ leen di jël ci gox yeex gox-goxaan yi xool askan wi la ñuy dund ndax télévision askan wi la ñu wax ñu àddu jëmale ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar jëm ci wàllu politique ak nag général ndem si yàlla si général Mamadou Niama nga xam ne dañu ko wuutu mu mel ni kon professeur Babacar Kanté la jiitu réew président Macky Sall tànn ngir def ko mu jiite ko kookee nag ma ne sañu wax ne ñu bëri si boppam xam nañu ni moom mi ñu tànn ñëpp d'accord nañu si loolee sax dañu si ànd ndax ndey di mendaw ci ab taxaw seetlu
tànneef bi ñu amal ngir wuutu kii di général Mamadou Niang génn àddina te mu nekkoon ci boppu commission dialogue politique bi loolu nekkul woon ab jafe-jafe ci njiitu réew mi président Macky Sall ndax tey moom njiitu réew mi rek dafa dëggal sax professeur Babacar Kanté bokk ci dialogue politique bi nit ki nag nekk ku ñu xam waaye nag ñamu séqal liggéey bi ci biir commission dialogue politique bi ñoom dañoo am ci moom confiance lool ndax ci fàttaliku rek ba ñuy tabbu commission cellulaire bi te autorité yi rek laaj leen kenn ku nekk ci dialogue bi daal di def ay proposition ci ñeenti liste yooyu yëpp turu Babacar Kanté def ci génnoon loolu tax ba mu am place ci biir commission boobu ndax acteur politique yëpp séq dialogue bi dañoo gis ni kii fi nekkoon vice-président conseil constitutionnel profil bi mu laaj am na ko ba tax tey ji ñu gis ni rek ni ñu ko tabbee ci bopp commission dialogue politique bi lu xel mën a nangu la kon tey mu mel ni professeur Babacar Kanté terrain bi mu dugg min na ko donte am na ay déggoo yu am solo tukkee ci dialogue bi teewul nag am na dossier yu rëy yuy xaar kii di professeur Babacar Kanté bi ci gën a fës sax bokk na ci jafe-jafe yi am saa su nekk ngi ñu respecté calendrier électoral bi. jaajëf Ndeye Dime Ndaw ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bi la wax sax ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon ak Pape Manta Mboup. bàkk ba jip borom Jam City daal di teem nag asalaamaaleykum. aleykum salaam borom Tëngéej. Tëngéej borom goxu kumbam la am. waaw gars yi namm nañ la de waa Tëngéej daal gi ñu la. non ba léegi maa nga fa guddi Tëngéej. wala weekend Tëngéej kon leer na kon. dañu koy door tournoi UFOA U17 lan lañ si mën a jàpp ci Sénégal. waaw kon jàppale nag ni ki tey sax lañ koy tàmbali foofu ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal bu 14h jotee dina ci laale ak ñii di waa Gambie bi nga xam ne ñoom ñoo bokk poule A bi mën na nekk jongante gu am solo ndaxte mën nañ jàpp ne sax ab derby la bu ñu nag xoolee ñaari nag réew yi nañu jagalantoo Mauritanie nag bi nga xam ne moo nekk ñetteelu équipe ci boobu lépp moom dafa exempté ci nag première journée bi di fàttali nag ñi ki démb rek ñi kii di vice président bu fédération sénégalaise bu football di Mame Adama Ndour moom demoon na fa ab délégation ngir nag gën a ñaaxaat rek ndawuk Sénégal yi ci boobu les compétition ci poule B bi nag tey jëlee ci ngoon tamit 17h jàppale nag Sierra Leone dina ci laale ak ñii di waa Guinée Bissau Mali moom dafa exempté tamit ci première journée bi di fàttali nag ni ñaari équipe yi nga xam ne ñoo nekk première ak deuxième ci poule bu nekk ñoom nag ñooy qualifié demi-finale yi finale gi nag ñaari équipe yi ñoom ñoo fas yéene teewal zone UFOA A ci Coupe d'Afrique bu ñu fas yéene amal ci weeru mars foofu ci Maroc. ñu àddu jëmale ci juróom-benneelu bëccëg Ligue 1 wàllu football ci njeextalu ay bés bi lay doon. waaw ci week-end bi nag ñu fas yéene ci xaar jàmbaar ak Tëngéej bu nag Tëngéej FC mën na nekk jongante boo xam ne dañ ko amal foofu ci stade Fodé Wade ca Saly Jaraaf bu Ndakaaru di ci dalal ñi di waa Njàmbur bi nga xam ne ba fii nag amaguñ defet ci championnat bi ñaari tali nag moom faw nag mu xoolaat taxawaayam bu buggee nag génn ci zone rouge bu mu nekk ci leeral ak kii di Soxna Fall. muy équipe bi amagul défaite gannaaw juróomi bëccëg yu ñu jogante Njàmbur du Louga war a déplacé wu ñëw ci Dakar ngir daje ak Jaraaf de Dakar mu daan Tëngéej ci week-end bi la ñu génn ci choc représentant Sénégal ci Afrique Jaraaf ndax moom mooy kiy jox Lougatois yi seen défaite bu njëkk ci jamono joo xam ni Njàmbur tam mi ngi wut ñaareelu ndamam mu jóge ci défaite Jàmbaar ak Tëngéej FC ñoom ku ci nekk bëgg ndam ngir mën a jëmmal seen place de leader ñu mën a jàpp tam ci AS Douane mi nga xam ne gannaaw ñaari défaite mu arrêté hémorragie bi daje ak Dakar Sacré-Cœur bi am tamit ñaari défaite mu nekk Dada am ñeenti défaite ak benn ndam NGB moom ndam rek ko war ci kanamu Stade de Mbour ngir bañ a rek dugg ci crise ñu seetlu tamit Cineps ak Génération Foot seen ndorteelu saison taxu koo baax mu di ñaari équipe yoo xam ne dañoo soxla jóg xamtikuwaat Dakar Sacré-Cœur freiné ko AS Pikine mu am rendez-vous ak Casa Sport mi nga xam ni tam waneegul lu dal xel ci ndorteelam US Gorée mi am ndamam bu njëkk ci championnat bi ci bëccëg bi la ñu génn war a daje ak naataango bii di Mbour Petite Côte seen statistique nuroo lool benn ndam benn match nul ak ñetti défaite ku ci nekk juróom benneelu bëccëg bi ñu mën a xaar mu fàtteloo ñu juróomi bëccëg bi nga xam ne but yu taxu ko woon a bari lool. jaajëf Soxna Fall ni nga ko waxee AS Pikine moom dafay dem fekk ji Casa Sport. waaw AS Pikine nag moom day dem fekk ci Casa Sport mu nar a nekk jogante gu am solo bu ñu xoolee nag waxtu wi ni AS Pikine daanaka bokk na ci équipe yoo xam ne ñoom nag seen attaque ñoom ñoo gën a xarañ ci championnat bi ci ñooñu dañ ciy teewlu ki leen di tàggat di Massamba Cissé. boo xoolee ci championnat bi ñun ci équipe yi nga xamante ni ñoo ci ëpp la ñu dugal bii la championnat la ñuy joué te du benn match du ñaari match léegi li ci des mooy ñu concentré waat ci sunu match bi di ñëw nga xam ne déplacement la ñuy def boo xaw a périlleux jëm Casamance donc voilà ni nga ko waajal ndànk rek daal di joxaat xale yi confiance xam ne championnat la ñuy fubal waxtaanaat ak ñoom rek peut-être journée bii di ñëwaat dinañ déclenché waat comme ni ñu doon dugalee yaay bu fa demee aussi jéem fa utaat ay points rek luñ fa am aussi ñu xam ne loolu la dëkk championnat la nañ koy waajal rek match par match.
kon Mame Mbaye Ndiaye yile kàdduk Massamba Cissé di tàggat équipe bu AS Pikine mi nga xam ne day dem foofu ca Casa Sport mooy ndax képp nag lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. dig daje kon. midi ak Birame Diadji Touré. Yacine Seck. 13h. Alaaji bi rek.